Sall dalal na leen révélation bu Khalifa Sall mi dellu soit itam ci ay chiffres Khalifa Sall nee na waa Benno Bokk Yaakaar dañoo daanu 2019 amoon nañu 58% ci élection présidentielle ya waaye ci local yi 41% rek la ñu am di ngeen dégg waxtaan bu yaatu ci biir xibaar yi sport Baye Ma Anta Mboup la ñu ci àndal yéen kay Mantoulaye Thioubou Faram Fàcce gi Mambey Ndiaye. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé. Allô, oui, Yacine. Oui, ça va, Pape, foo nekk? Oh, voilà, merci beaucoup Yacine di wax ne rek des embouteillages c'est tellement intense moo leen di xaar donc sur l'autoroute Seydina Limamou Laye concernant les véhicules en provenance du côté de la foire destination Patte d'Oie foofu la ça circule difficilement kon nag ngeen bàyyi ko xel pour ñi nga xam ne ni ñoo fa bëgg a jaaree naka noonu aussi l'échangeur de la foire foofu la aussi ça circule en pas de camion ndax si boobule watu yi nga xam ne ni ñoo bàyyi ko du côté de Patte d'Oie d'autres en provenance du côté rond-point 26 jaaree ko yëngu leen daal di wutili passerelle bu foire ñoo fay daje ba tax na ak si boobule ndànk ngeen di progressé bu ngeen dépassé nag foire mën ngeen wéy seen circulation sur la VDN foofu la moom pas trop de complications seulement sur le tronçon ralliant cimetière Saint-Lazare daal di wutili Sacré-Cœur 3 ak si boobule aussi yéex na ça circule lentement si ak si boobule bu ngeen dépassé nag Sacré-Cœur 3 donc le reste du trajet est complètement dégagé daal di wutili Seydi Nourou Tall naka noonu aussi sur les deux voies Sacré-Cœur pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem wala sax ñu bàyyi ko du côté boulangerie jaune foofu la aussi par difficulté par contre ñi nga xam ne ñoo bëgg a wéy seen circulation sur l'ancienne piste daal di wutili rond-point Cheikh Béthio foofu la aussi xaw na yéex tuuti laata rek ngeen accéder ci rond-point bi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de Wakam naka noonu aussi rond bu dee nag ñi nga xam ne aussi ñoo bëgg a jaar suufu pont cité Kër Gorgui foofu la aussi xaar leen fa beaucoup de lenteur rawatina nag watu yi nga xam ne nii ñoo bàyyi ko du côté de Mermoz foofu la moom ça circule difficilement pour le moment Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Pape ba si kanam aywa Mambey. Birahim yaa ngi tax ma naan mënumaa jëw dama lay yóbbante si Birahim nee ko. waaw 4 heures du matin bi ñu ma jël si tey bi ñu ma ko jël seeti. 4 heures du matin lañ ma jël sangu defuma ko. ma yóbbante waale si diw tamit nee ko 4 heures du matin lañ ma jël si te loolu moom metti na torop. diw ba diw. mais 4 heures mi ngi ñuy seetaan 4 heures du matin lañ ma jël si maa ngi nii sanguma nee na sanguma parce que aw ma ndox. ayca waxtaan bi dañu koy dooraat de Cheikh Birahim Diadji Touré ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop door ko sa askan wa yeewoo sa Thiaroye-sur-Mer jamono ji dañoo tiit ndax xet gu bon ga nga xam ne moom la ñuy noyyi xet gu bon gi dara waralu ko lu dul fuite bi nga xam ne moo am ci tuyau ya traversé sa dëkk ba te bawoo sa saar la muy génn nag moom moo metti askan wa tiital na askan wa ndax si seen wér-gu-yaram technicien yu société africaine de raffinage ña nga ca liggéey ba ngir nag fatt lu ne mel ñu ànd seex nang ko bàkka yoko xeetu essence moo lay xeeñ looy gën di jege ci wetu école 2 bu Thiaroye-sur-Mer fa nga xam ne pipeline nu Sarr bi moo fa bënn ñi dëkkee ci wet wene ci danger dëgg la ñu ne. xet gi kër gi ñëpp feebar duñu lekk fooy toggee looy lekk bël fu ñuy taalee gaz mënuñoo togg mënuñoo nelaw ñëpp feebar. fuite bi le nag mi ngi am samedi bi weesu mbandu Sarr yi bënn nag dugguleet ci quartier Ngagne Diaw lu ni mel ëlëm lool chef de quartier ba. bañ ci trouver solution une bonne fois pour toutes su fekkee baay bi dafa màgget ñu changé ko définitivement ñu ngi dimbali population bi mais santé moom amul prix leen di dimbali ñu mooy ñu tegu ci dëgg mooy paay bi nañ ko xoolaat bu baax. maire bu yees bu Thiaroye Géej ne faaw ñu indi saafara bu sax dàkk. am nañ projet boo xamante ni agité woon nañ ko pour pipeline yi jaar ci biir dëkk bi ñu koy jaarale si biir géej muy projet def ay silan waa Sarr bëgg nañ ko état du Sénégal gëm na ne loolu moom mooy solution population yi tamit soxla nañ ko ñun dañu jàpp que ne bu ñu bëggee trouver benn solution boo xamante ni bu définitive lay doon il faudrait que ñu envisager solution boobu te lépp li nga xamante ni laaj na ko ñu def ko ci. ci fàttali benn xale bu war a am ñaari at moo daanu ci beneen fuitu pipeline nu Sarr ca quartier usine na xale boobee sax ca l'hôpital la mujjee. jaajëf na nga ko bàkkee ko Birahim pipeline bi nga xam ne moo traversé Thiaroye-sur-Mer moom moo amati fuite ñàkkum kaaraange la de ci askan wi. amati fuite. voilà amati fuite. damay nekk doon xool depuis démb. li nga xam ne moom mooy historique pipeline boobu. ci Thiaroye-sur-Mer 2016 am na fa fuite 2017 am na fuite 2019 am na fuite 2020 am na fuite 2021 am na fuite ba 2022 am fuite ça veut dire que chaque année
mu am fuite ci pipeline u SAR boobu su ñu waxee nag pipeline peut-être pour ñi xamul benn tuyau la boo xamee ni ci longue distance lay jàllale mën na doon gaz mën na doon pétrole surtout bii pétrole la wala gasoil nu ñu ko mën a waxee muy bi nga xamee ne dañ koy jëlee ci bërëb yóbbu ko ci bërëb mu war a dem ci ay usines léegi pipeline boobu du tuyau bu mag boobu longue distance boobu nga xamee ne da koy am dina am comme ndox ci boppam ni muy amee ay fuite ci réseau souterrain wu ndox bi ni muy amee ay fuite ndax dina am foo xamee ni peut-être li nga xam ne moom mooy weñ mi dafay commencer di xomaat wala li nga xam ne moom mooy plastique bi koy defaree dafay commencer di yàqu am na loo xamee ni ay rongeurs mën nañ ko bënn ak yeneen loolu yëpp dafa bokk ci loo xam ne dafay indi ay jafe-jafe muy ci ndox muy ci leneen lu mu mën a doon mais fuite au-delà askan wi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk mais dañu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo koy ressentir ñi nekk ci quartier Ndiagne Diaw quartier boobu déjà la leen gënoon a sonal ci ay jamono mooy plomb ba fa nekkoon ba indoon ay nit ñoo xam ne ba léegi dañu am na séquelles yi mais pipeline u SAR bi nga xam ne dafa def fuite mais conséquences yi également nañ ko xool ci santé wu askan wi ñaari mbir moo mën a am soit délocaliser population yi soit jëlee fa li nga xam ne moom mooy pipeline bi détourner ko ba dootul jaar ci quartier boobu ndax sécuriser ko moom mooy actuellement lii priorité ndax am na ay jamono ay nit seen bakken des na ci ñu doon manqué gasoil ci ay pipeline ci yeneen i réew wala nga gis koo xamee ni dafay jël jerrycanam jàpp ni gasoil bi mën naa ko utiliser wala mën naa ko jaay mu indi benn étincelle bu ci tàkk mu indi jëyee joo xamee ni kenn mënu ko wax tey dañuy fàttaliku li xewoon ca Sonacos tey la am ay at muy commémoration am na loo xamee ni nguur ci boppam moo war a taxaw seet yan mooy responsabilité ku mu mën a doon société africaine de raffinage ñu ngi liggéey seen walla ci lu jëm ci techniquement sécurisé et cetera mais il faut nécessairement de manière définitive parce que su ma la limalee ne depuis 2016 ñu ngi wax ay fuite daanaka chaque année ñu wax fuite ci pipeline u SAR bi et sur ci bërëb boobu di ci Thiaroye-sur-Mer mais suñ ko sécuriser wul attention dañuy xëy benn bés ñaanuñu ko mais muy indi jëyee joo xamee ni kenn du xam nu ngi koy waxee te boobu fekk na plusieurs fois indi nañu lu ñuy woowee ay prémices u boobu le danger il faut nécessairement et de manière définitive mu bañ a doon ay solution ponctuelle ne ni rafistole nañu ko gas nañu fii defaraat nañu ko bu déwénee ñu indilaatal la fuite bu ñu continuer nii mën na fa indi jëyo yoo xamee ni après góor gi day toog li ñu naan médecin après la mort wala ambulance boo xamee ni fekk na day ñëw di yóbbu ay nit alors que les prémices sont déjà là. voilà est-ce que tam waa SAR amuñu si benn responsabilité bi ndax nag jamono ji affaire bi romb na ci dëkk ba saa su ne ñu dem di rafistole di bàyyiwaat ëllëg jëye bu ci amee yaakaar naa ne dina doy waar. bëgg na ay cas yoo xam ne ñoo fa fekk pipeline bi mbaam. c'est-à-dire que suñu plan urbanisme ngay poser ay questions ni ba xam-xam yi ko defar fan lañu ko teg. est-ce que dañu jiital xaalis nguur gi def lañu ci seetaan mais lu ci mën di am pipeline moom mënuñoo fekk fu ay ni dëkk ba noppi. ak chantier yi toll noonu ñu def ko ci seen biir. donc dëkkuwaay yi ñoo fekk si nit ñi ñoo ko fa fekk si. ci gan anam nag. nguur gi seetaan na maire yi am nañ ci part de responsabilité bu ndox tuuroon ak an bàqades faw mu am solution bu ñu jël bu dina am ci ñu mu metti loo ko mooy ëllëg lu gën a metti dana am parce que quartier Ngagne Diaw moom dunduñu. parce que ñoom bu weesoo pipeline bi am na beneen usine bu fay defar ay poudre bu fa nekk. yàgg ba. suuf c'est-à-dire que def nañ fa reportage boo xam ni xale bu fa judd te amul tawat daanaka yombul jamono ji tembe il est grand temps nag loolu ñu trouver ci solution xool implantation quartier boobu lan moo ko sabab donte woon dañu leen di déplacer ñu jëm ci indi solution mais dëkk ci kaw pipeline du lu xel mën a nangu. ñu waxtaanee wàllu politique ni nga ko junjee sànq laaj jëm ci président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar ndax xam ngeen ne kon dañoo chuté bu ñuy xool ci wàllu politique ndax nag 58% la ñu amoon 2019 élection locale yi ñu génne ñu am 41% loolee ka ko xamle moo di Khalifa Sall nee na nag kon nag jamono ji dirante mbagg bi dox ci diggante opposition bi ak gouvernement bi loolee nag da koy firnde ne kon ñoom ñoo taxaw fi mu nekk ni moom jiital taxawu Sénégal nekkoon maire bu Dakar nee na mouvance présidentielle
bi amatuñu sax pour contester ñoom seen ak victoire ci local yi ñu génnee ñu teew lay kàddu moom Khalifa Sall. suñu gaañi dañu tiit xam nga dañ ne gagné nañu 80%. waaw ñoo yor maire yu bari de mais 2019 bi ñu doon bàkkoo ko tëgg dënn 58% la ñu waxoon. bii ñu ngi ci 41%. 41 te mënuñu ko weddi nañ ñu wax ndax li ñu wax dëgg la am du dëgg. donc le président a chuté de 58 à 41%. su fekkoon dañ def élection présidentielle tey du jàll premier tour benn. ñaareel bi ñun Yewwi ñu dindi ñu ci presque plus de 100 collectivités locales. soo jëlee collectivités locales yi nga xam ne ànd nañ fa ak Benno dem wuti Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci 37%, ñun ñu nekk ci 32 ou 34%. loolu mooy chiffre yi ñu moom ñoom mënuñu ko dindi. dañuy desandi Khalifa Sall nee na ñii di laam-laamee ne kon moom dañu ko consulter ngir poste premier ministre nee na loolee amul na xel li daal waaye li leer ba leer moo di président Macky Sall dalal na kon yenn ci ay maire yu nga xam ne maire yu yees yu nga xam ne bu ñu nekkee maire coalition Yewwi Askan Wi moo tax ñu nekk maire ndax si bannière boobu la ñu demee loolu moom joxe na ko ni ay xibaar te nee na sax ñooñee bu fekkee dañu dem bi boo ñu xam ne peine perdue la ndax gis nañ ñi fi jot a dem Khalifa Sall président bu taxawu Sénégal nekkoon nit maire bu Dakar ay kàddoom. man approché wu premier mais dama lay tontu ni président fii mu toll. dama koy wax pour maire yi Yewwi yëpp dégg ko. mi ngi woote. fa laa doon jëm. daje naag ay maire yi Yewwi. du ci am kenn donc ka nga jaamaar lool gagné. loo faa wuti léegi qu'est-ce qu'il t'apporte surtout pour un pouvoir finissant. yi nga Yewwi. ay xale rek la ñu jiital. ay xale rek dañu responsabilité xale yu xam seen bopp. xam fa ñu jëm. alors lan la ñuy defi ci Benno Bokk Yaakaar comme dit l'autre bye bye. non du ñu dem bye bye ñu ngi Yewwi dem liggéeyal seen dëkk ñun loolu la ñu wax xale yi. nañu dem liggéey maire la ñu dem nañu xëccoo. la différence avec les autres. mooy nan la ñu liggéeyal askan wi liggéey ngir askan wi liggéey ak waa askan wi. voilà sànq yaa ngi ko doon jundu Birahim jëm ci Khalifa Sall sorteem bi peut-être li ñu ci gën a jàpp moo di li mu wax ne jotuñu ko consulter pour mu nekk premier ministre loolu leer na mais am na ay maire yu nga xam ne bannière Yewwi Askan Wi la ñu demee président Macky Sall dalal na leen. waaw xam nga su ma doon bind livre ci waxam wala ma ci tourner benn séquence ci film dama koy duppee la renaissance de Khalifa Sall. parce que maa ngi koy wax sànq. dafa am benn période boo xam ne daanaka kenn xamatul woon ci lan la ne sur le plan politique il n'existait pas mu bëgg ñëwaat existé waat jaarale ko ci coalition bi nga xam ne ci la nekk muy Yewwi Askan Wi au-delà de partem wala coalition wu boppam ci gannaaw bi mu génnee ci kaso bi mais xam nga le propos tenu par Khalifa Babacar Sall boo koy jàngat ci lu soxal ñenn ci ay maire yoo xam ne dañoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu nga dem ci ay audience yu président Macky Sall Mambay moom ci boppam la ñu tuumaaloon ci suuf yëg na ko wala yëgu ko mais les gens en parlaient que moom il travaillait pour Macky Sall donc c'est une manière pour lui de dire aux gens ñi koy doon déglu ak ñi koy seetaan ak ñiy lire attention la ngeen may tuumaal nekkul je n'ai jamais travaillé pour Macky Sall wala je ne suis pas genre cheval de Troie ci biir Yewwi Askan Wi pour le compte de Macky Sall en tant que président de la République wala président de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que tuuma yooyu tegoon nañ ko ci ndoddam comme ñi nga xam ne dañuy def lu ñuy woowee manipulation politique teg yooyu la tuuma ci ndoddu Bougane Gueye Dany teg yooyu la tuuma ci ndoddu Malick Gakou ñooñu ñëpp doon ay leader ci opposition bi amu ci koo xamee ni yëkkatiwuñu wala ñu njortu ni yow da ngay jouer un double jeu de dupe pour certains pour jëmale ko ci kii di président Macky Sall donc lui c'est une manière pour lui en faisant cette sortie médiatique et voulue parce que loo ko laaj gis nga Mambay un homme politique ñun ñi xam nañ ci dara ndax chaque jour nga bëgg invité kenn koo xamee ni ci émission bu mën a doon ba bëggul wax mënoo ko pousser ba du wax mais bu jëlee agenda boppam ne ni dinaa wax te bërëb sàngam laay waxee parce que bëgg naa am un maximum de réaction wala ay nit ñu may dégg moom il a choisi un moment pour faire une sortie médiatique tout en sachant que dina am
ñoo xamante dañu dellu ci sortie boobu. mais c'est une manière pour lui de dire ñu ngi may tuumaal man mais ce n'est pas moi il y a certains d'entre nous ñu bokk ci biir Yewwi Askan Wi ñoo xamee ni au contraire man li ñu may tuumaal ñoom ñoo koy def ca wàllu politique la ñuy desandi ba tey sa tëngee ca parti démocratique sénégalais fédération ba jamono ji am na ñu njëkkoon génne di xam ne ni kon leen li ñu bëgg moo di dàq kii di Daouda Niang ci parti bi waaye nag yeneen ci ay responsable dañoo génne di xamal ñooñu ne kon Daouda Niang kay waruñu ko dàq dañu ko war a féliciter jaajëfal ko ndax liggéey bi nga xam ne jot na ko fa def Ndene Seck responsable PDS section Bargny ay kàddu ma Cheikh Ahmed Tidiane Seck. nga xam ne ñoo nekk département bi yëpp. gannaaw bu ñu toogee ñu càmbar élection yi le 26 février bi passé pour xool ñu suñu participation au niveau départemental gannaaw bu ñu ko defee nag ci ndëgalu suñu responsable le maire Daouda Niang tënk nañ bataaxal bi yónnee ko parti bi nga xam ne nii mooy le parti démocratique sénégalais bu ñu dayetee nag ñu am ay kàddu ñu fi dégg nag démb mu mel ni tey jii le maire Daouda Niang dafa nekk koo xam ne nii matewul li mu doon wala li mu war a amu ko ñu bëgg a firndeel devant tout le monde devant l'opinion nationale et internationale te na ko parce que à travers les 47 départements du pays ci PDS fi mu dem moom rek moo ci am autant de voix yoo xam ne kenn amu ko fii donc département de Rufisque moom rek moo raw ci Sénégal yëpp. nag soxna yi nga xam ne ay waay laago leen tënku ci ab kuréel woote nañu démb ndaje assemblée générale ngir xam ne kon législative yi ñu dëgmal duñ ci toog di seetaan dañu ci fëskee ne bokk te nga la waay nañu leen investir lu ko mooy daañu leen dégg ñoom nag nee nañu faw ñu investir leen ci liste ci poste yu favorable su ko defee nag dinañ ci mën a dem am ku leen représenté sa assemblée nationale lu ko mooy dañuy boycotté élection législative yi Koumba Ndiaye président départemental bu comité des femmes handicapées de Pikine ay kàddoom du ñàkk nañ ko teewlu su ne nañ jotaayu xibaar du peuple ñoom soxna yi nga xam ne waay laago lañ nee nañu faw ñu dem sa assemblée nationale kon nag nañu leen jox gëdd ga ca war ci liste yi. relation lay indi ñun ay waay laago lañu ñun fay la ñu sant. ñun joxum fa la ñu sant ñun dañu handicap man gëw ma ni nit ki wuute na ak keneen parce que dogal yàlla dafa ñëw ci moom am ci ay cëram benn bu manqué fii amul handicapé ñëpp ay handicapé lañu parce que kenn matul alkamaalu lillahi waxda kenn matul. yow mi am sa ñaari loxo sa ñaari tànk sa ñaari bët sa ñaari nopp sa gémmañ sa bakken tànk loxo nopp bakken baat bët gémmañ taxul nga mat maam donc moo boobu noonu man mun naa gëm ci côté infrastructure ñu nañu waajal ñu wàññeeku ci ay cër xëy na bu ñuy jëfandiku ci école yi yombalal leen te loolu ci jamono nguuru Abdoulaye Wade vraiment la ñu ko indi ba nga xam ne léegi képp kuy tabax immeuble ak fépp fu nguur gi tabaxee ñu ngi ciy bàyyi wàlla xel ñooñu bu ñëwee pousse bu si yooyu ñoo am place bu ñu leen réserver. mag ñi ci la ñu bokk fépp fu ñu bàyyi espace pour handicapé ni moom lay jëfandikoo ndax cëram bi manqué waajale nañ ko en même temps mag parce que daanaka ñoo xaw a toll waaye nit am na fu muy toll ci âge daanaka handicapé na. donc il faut ñu génne loolu nañu gëm seen bopp ci biir doxalin bi moom laay wax toujours affaire même jigéen na am cëram ci liste yi c'est-à-dire loolu dafa ñoo xam politique gu occidentaux yi la te ñun on a nos réalités ci wàllu respect ci wàllu cër ci wàllu moytu discrimination ci bañ a foog ni yow mi jàkkaarloog man ma am handicap am na lu ma wuutale ak yow ci wàllu kantan am na loo ma ëppalee ci wàllu mën-mën wala loo ma ëppalee ci wàllu xalaat man expression boobu toujours interpellé naa ci yaat ma seen président ba tàyyi bu ñuy faral di jëfandikoo loolu bu ñu koy faral di dooleel parce que handicap benn maladie bu dal nit tegu ko boppam yàlla moo ko teg xëy na benn cëram manqué mais waruñu ko sax sóoraale ci anam ak paloom wala nekk am assemblée nationale wala nekk enseignant wala nekk ab baykat wala nekk laneen nit ku tawat la mais nit ku tawat mënoo ko génn ci biir askan wi nañu fighting nañu xeex nekk ci li ñu nekk mais nag bëgg a taxawal benn association ni ñun handicapé ñoo ci tënku yow mi nekk ci njiit la yaay dem yaay dikk avantage bu ñëwee kenn doo xam ne mu demee carte d'égalité échange bi nga xamante ni nguur gi wax na ko muy bu loolu bu sottee ndimbal la ak privilège bu ñuy defal ñi wàññeeku ci ay cër la nguur gi war a gën a gaawal mais reconnaissance wala distinction bi ñuy indi ci diggante nit ki ak nit ki ndax ci rek xëy na am na lu manqué ci moom man daal politique boobu maam dajale fukki junni nit
ñun ñëpp ñu nekk ay handicapé muy wuyu ci seen aw tur exigé ni faaw ñu dem ci assemblée nationale man ànduma ci. loolu du yoon ñëpp benn lañu. boo ñoo ràññee ki nekk ci liste ba xam handicapé la ba xam silmax la ba xam day soox ba xam ko am ñaari tànk la ñun ñëpp ay Sénégal la ñu sawa amaamallah ci kanamu yàlla. nañ bàyyi association yu dóor yooyu. voilà bu ma déggee la di Birahim mooy handicap ci xel la. voilà donc mën nga am sa cër yëpp mat te sa xel mi demul donc yow mënees ñi nga xam ne seen cër matu sax ñoo la tane. donc handicap la ci xel la. loolu handicap la ci xel mais gis na sur le plan politique sur le plan économique sur le plan bu mu mën a doon dafa am un terme boo xamee ni Banque mondiale da koy indi woon muy inclusion sociale. inclusion sociale mooy fexe ba benn groupe de personnes ñu bañ a jàpp ni dañ leen exclure ci lu jëm ci wàllu doxalinu société ñu am seen contribution boo xam ne dañ ko ci war a indi ci doxalinu société te doxalinu société lan la wundu tey mooy tey bu ñuy wax dañuy voter ay loi ci assemblée nationale dañuy jàpp ni ñuy voter loi yi ñoom ci kàddu yi ñu yëkkati dañu jàpp ni ñoom dañoo war a bokk ci ñiy voter loi yi ba nga xamee ni kenn du leen beddi ci yenn ci ay loi yoo xam ne dañ koy voter dégg nañu fan yee ñu weesu ay imam wala ay nitu diine ñoo xam ne dañoo jàpp ni ñoom dañoo war a fagaru def benn mbooloo doon benn say pour dem ci ay élections pour bu ñuy dem ci wàllug ay voté loi ci assemblée nationale ñoom ñu mën a am seen kàddu guñ ci yëkkati mooy ñi nga xamee ni dañ doon kaas ci lu soxal mbirub borom ñaari tur yi ni assemblée taxawaayam des na wala desul mais Mambay en toile de fond coow li nii yëpp ñi naan handicapé dañu war a boole ci élection yi ñu mën a bokk ci liste yi mën a am suñu représentant ci assemblée nationale yenn ci ay këru diine wala ay kilifa ci wàllu diine bi nee ni ñoom it dañoo war a fexe ñu mën a am ay représentant ci assemblée nationale xam lan mooy indi loolu yëpp en toile de fond mooy ni assemblée nationale la ñu ko dénk ñoom député yi lañ leen dénk peut-être dafa am foo xam ne ni mëtewuñu ko ndax un député dès que tu entres à l'Assemblée nationale ñu solal la mbubu député nekkatoo député ci yoon bokk nekkatoo député wu parti nangam wala coalition nangam mais député du peuple lañ lay woowe da nga fa war a taxaw pour askan wi te peuple boobu ñi ngay wax ne muy handicapé diine kilifa diine wala nitu diine wala ñi nga xam ne ay jigéen lañu wala ay jeunes lañu wala lu mën a doon composante société boobu yëpp dañu war a mën a am seen représentant ci Assemblée nationale même budul handicapé mooy nekk Assemblée nationale en tant que député mais député ba fa nekk mën a kaasal handicapé député ba fa nekk mën a kaasal jigéen ñi wala taxawal am taxawaay boo xamee ni jigéen ñi dañ ciy sentir seen bopp ça veut dire donc base Assemblée nationale ak député yi un peu loolu moo faussé au fil des législatures. fii ci réewum Sénégal sa gëm na discrimination boobu am na ci wàllum handicapé ndax gis nañ fi handicapé boo xam ne nekk na maire ci ab gox fii ci diwaanu Ndakaaru ay ca voilà te xëccoowu voilà donc gis nañ kon ñi affaire ñafe la rek. fukk ak juróom-ñaar kay activiste démb la ñu teg loxo si seen doxub ñaxtu bi nga xam ne doon nañu ko amal ci xeex parrainage yi bokk na ca ñetti ci ay soxna bokk na ci te Guy Marius Sagna Dambo coalition citoyenne le peuple Abdou Karim Gueye nitu dëgg des valeurs Khady Badiane bu Fra France Dégage ak ñeneen waaye nag bi ñu jokkoo démb Pape Abdoulaye Touré bu coordonnateur du mouvement Sénégal notre priorité da doon sàkk ñu bàyyi leen ci ñu mu gën a gaawee ñu ngay xam ne ne comme bàyyi nañu leen démb bi minuit jotee ñoom ñi nga xam ne ñoo doon xeex wàllum parrainage bi ñu wàddu jëmale ci faatu bakkan gu sakkan gaamoon ci àllu ba fa bayot xam nga ne kon gaañu ñu ngi si ñetteelu fan bi jëm ci li nga xam ne mooy layoo gi démb ci suba nag ña doon layoo bokk na ci Moussa Diémé Ibou Sané Oumy Sarr mi nga xam ne moo nekk soxna Alfousseyni Badji dañ leen déglu ni ay témoin waaye it Abdou Karim Sagna moom it nee nañu dañu ko présenté comme cerveau li nga xam ne moom mooy faatu bakken googee juróom-benni fan ci weeru janvier woon ci àllub Bayot ñu ànd si ay leeral ak Abdourahmane Diallo. préfet de Dakar dugal ko lettre d'information depuis la semaine passée mu naan ñu fii ngeen war a jaar waroo leen jaar fii moo tax ñuy rappeler sénégalais yu ñuy suivre ne leen ce n'est pas au préfet de dire en tant que citoyen sénégalais fan lañ war a jaar ak fan lañ war a jaar parce que soo demee ci constitution amul fenn fu ñuy exiger citoyen bi ne ko mën nga manifester Dakar mais mënoo manifester Pikine loolu amul c'est une violation la boo xamante
lundi bi ñu wees lañ ko ubbi procès bu détenu yu carnage bu Boffa Bayotte mu ngi wéy ca tribunal bu grande instance bu Ziguinchor alarba bile doon ñetteeli fan bu procès bi ñett ci ay détenu ak benn témoin ñoo nekkoon ci kanam baar bi ñu ràññee ci Abdou Karim Sagnan Moussa Diémé Ibou Sané ak soxna sile di Oumy Sarr passage bu Abdou Karim Sagnan ci baar bi moo gën a attirer attention bu public ba li ko waral mooy moom Abdou Karim Sagnan ñu ngi koy présenté ci baar bi comme kenn ci cerveau bu jiyee bu amee woon ca Boffa Bayotte ci procès verbal d'audition bi ñenn ci ay co-détenus am jàpp ne moom moomee moo séddale arme yi ñu jëfandikoo ci massacre bu Boffa Bayotte ci kanam baax bi Abdou Karim Sagnan daal di weddi tuuma yi nga xamante ne ñoom la ñu teg ci ndoddam laata nag muy wax ne lépp ay dénonciation la yu teguwul fenn yu tukkee ci Ibou Sané di kenn ci co-détenus am ba tey moom Abdou Karim Sagnan mooy wax nee na Ibou Sané daal dina jéggalu ci biir prison bi te xamal na ko ni kàddu yu mu yëkkati daf ko def ci ab contrainte ndax ay métital yi nga xamante ne doon na ko dundu soxna si di Oumy Sarr moom dañ ko déglu comme ab témoin ci biile affaire moom sa daanaka dafa seetal jëkkëram di Alfousseyni Badji mi nga xamante ne mu ngi woon ci kanam baar bi ñaareelu fan bu procès bile. voilà Fatou Bakken nga amoon sa àllub Boffa Bayotte gis nañ procès bi tàmbali na démb moo nekkoon 3e jour yi kon nag lépp mën nañ wax ne mi ngi déroulé normalement. waaw c'est ce qu'on souhaitait te je pense que ñoom seen bopp ñi nga xam ne dañ leen tuumaal parce que ni ñu ko xamee ci principe yoon mooy présomption d'innocence moo tegu ci seen kaw tant que procès bi firndelul wala atte leen ci bu fekkee ne dañoo def wala defuñu ñoom seen bopp gis nañ fi ñaata yoon la ñuy def ay grève de la faim nga xam ne ñoom dañu tuumaal wala seen njaboot def ay grève de la faim le fait que ñu ubbi procès bi ba nekk ci 3e jour je pense que ni nga ko waxee que ça se déroule très normalement c'est tant mieux ndax 2018 woon les faits mais je pense que li ñu war a def ci Sénégal ci faits yu mel nii mooy fexe ba ñu teel a mën a amal ay procès ba ku nekk xam fa nga féete ndax bu ñu doon xool timing bi dafay xaw a am luy tey sama xel tuuti ndax ci jamono ji ñu ubbee procès bi ba nekk ci 3e jour ci même jamono ji la ñu nekk ci xeex ngir jëlee nit yi ay bandi laa leen di wooye Salif Sadio ak ay ñoñam ci yenn ci ay base yoo xamee ni ñu ngi ko am nañu ko baral mais nañu ko jaarale ci yoon et je pense que c'est le cas actuellement ci lu soxal mbiru procès bi di ñaan daal mu àgg ci jàmm kuñ ci war a tuumaal teg ko loxo ci wàllu woowu. ñu teg ay daan ñu teg ay daan ñu xam ko ndax quand même ay bakkan ñoom ñoo ci desoon te nuñ leen fàtte moo njëkkoon ñaaw. ayca ñu dem ca Fatick président Macky Sall xam ngeen ne kon ñu ngi ko fay xaar samedi sa Foundiougne ngir nag inauguré pont ba waaye nag loolee askan wa mbégte la ñu si am seen bëgg kay li ci des moo di ñu wàññal leen njëgul dem beex dikk bi maanaam péage bi ñu ànd see Khaline Badara Sonko. ay waxtu yu néew des ngir ñi dalal président de la république Macky Sall fii ci Foundiougne ci bërëb bi nag jamono ji lépp yemb na. tey jii dina nekk li nga xam ne dina pare comme nu ñu ko souhaité woon comme nu ñu ko bëggee woon donc alhamdulilah ñu ngi naan samedi incha allah le président sera là. kon loolu du ñu def lu dul sant ci yàlla. muy sukkandikoo ci monsieur Niass moom nag mu nekk chef d'entreprise KCM jàpp ni jamono ji gouvernement bu Sénégal dafa war a dooleel yenn entreprises yi nekk au niveau local. l'État du Sénégal bàyyi loolu xel que ñi nga xam ne bokkoon nañ ne participer nañ ci réalisation pont bii nii ñu jël leen ëllëg bu ñu leen mënee former ñi former leen accompagner des ingénieurs sénégalais. ba bu ñu dematee pour tabax lu mel nii du ñu ci soxla benn nga xam ne étranger la bu ñuy ñëw di ci bokk. askan wi seen wàllu bopp ñoom gannaaw ba ñu rafetloo bii les pont jàpp dañoo war a wàññi li nga xamante ne mooy njëg li. kon pont bi lu ñuy rafetlu la te tamit tijji na waaye tamit tarif bi bokk na ci li nga xam ne luy sonal askan bi la ndax dafa xaw a cher. prix yu vraiment bon suñ ko mënoon a wàññi tamit loolu la ñuy ñaan suñ ko mënoon a wàññi ñu wàññi ko. ba nga xam ne bon dina nekk à la portée de tout le monde. pont bu Foundiougne toll ci 1300 mètres président de la république Macky Sall nar ko inauguré samedi bii. voilà jaajëfal Alioune Badara Sonko El Hadj dafa mel ni kon pont bi ngir ñu def ko jagleel ko askan wi wàññi njëkk li wala mu nekk gratuite activistes yi itam war nañ ko xeex de. activistes yi di xeex pare naay. pont bi di gudd na waaye xam naa ni. bu dee Sénégal lu ñu fi tabax lu ne dañ koy fayeeku de. looloo jaaxal nit ñi. bu yàggee dina compliqué de wax nañu fi benn temps yële côté Casamance. beneen bi itam dañu koy fayeeku. xëy na mais en tout cas dalul xel ndax nguur na dafa am lu mu war a antanal aw askanam.
fii laa doon xaar activistes yi mais pas manifester ñu jàpp leen ci wàllu politique parrainage am nañu seen regard ci politique certes war nañu joxe seen xalaat chaque jour moom laay wax man activiste laa comme tout le monde parce que xoolewuma ni nguur gi xoole ni ma xoole mooy ni askan yu xoole bu nguur gi xoolee ni askan yu xoole nga méngoo ak moom bu xoolee safaan bi nga safaanoo ak moom mais ñu ngi nekk ci di wax ay parrainage mais man bu ma nekkee société civile dinaa nekk ci digg boo xamante ni bi dinaa am sañ-sañu mën a wax ku nekk dëgg jarul dem man def manifestation nga demandé jox la autorisation ni la itinéraire bi baaxul jëlal bi ak bii ngay du ma ko def après dem uti ministère de l'intérieur te yow nga ni activiste nga da ngay réclamer droit ak loi ak dëgg mais moment bi nga koy defee yaa ngi génn sa cadre moom lay wax toujours gis nga des fois nga nekk di casse bu yàgg ñun la pourtant mën nga nekk député pourtant mën nga nekk maire wala boo ko toppee dañ lay sànq nit ki il faut mu am benn couleur di défendre askan wi lu opportunité yi bari ci kanamam moo xam ne moom moo engagé wu pour nekk avocat moo engagé wu pour nekk juge moom moo engagé wu pour nekk mécanicien comme dafa engagé wu pour féeteeg askan bi mais bu fekkee da ngay xeexal askan wi pënd dóor ci kaw taabal ji ginnaaw suba pour bëgg ñu woo la taf la ci benn ruq bi fal la benn affaire après nga nanguwaat parce que da nga tay la askan wi gis nga bu ñuy xeex bu ñuy politique nañu politique bu fekkee dañu nekk société civile ñu xool intérêt Ousmane Sonko wala intérêt Bougane Gueye Dany wala intérêt Macky Sall dañuy xool intérêt population bi ñi féeteeg Ousmane Sonko bu ñu doxalul nga ni doxaluñu ñi féeteeg Bougane bu ñu doxalul nga ni doxaluñu boo nekkee société civile dafa am looy incarné mais mënoo incarné yenn nii war a nekk médiateur bu fekkee lu dëgg am na ñoom tey société civile doon naa leen xaar ñu demander audience ministre de l'intérieur dem toog ak moom ni ko monsieur le ministre lan mooy problème mu parrainage bi ba mënu leen ci jubóo yéen société civile demander audience ñoom Khalifa Sall waaye yeewi ni leen lan moo tax yéen ngeen ni d'accord leen ci parrainage bi mais loolu mooy seen rôle mais pas dem def ay manifestations pour xeex activiste c'est-à-dire que mooy alerteur ak koo xam dafay veiller mais du kii xeex ci mbedd mi tout le temps parce que bu fekkee dañuy soxla sa xalaat soxla sa présence waroo tay la sa bakkan xoolal li ñu leen def démb yóbbu leen ba ci mbedd ba ci àll bi ñu wàcc leen bu ñu desewoon ay agressé wala ak ay gaynde ñu lekk leen nag je suis désolé mais am na beneen méthode de xeex ci wàllu activisme bu bokkul ak tay la sa bakkan wala nga dugg ci wàllu politique mel ni dafa am ñoo féeteel parrainage dañ ko xeexee ne ànduma ci keneen àndu ci mais da nga koy analyse ci façon boo xamante ni mën nga ci rencontrer acteurs politiques yëpp nekk ay médiateurs mais pas xeex ci mbedd. voilà Birahim dafa am lanceur d'alerte am activiste am que peut-être société civile bi il faut sénégalais yenn saa yi dañuy jaxase loolu. yëpp mooy ku amul couleur ci wàllu politique. non c'est que il faut que mu am benn dichotomie boo xam ne dañ koy def ci ñooñu nga tudd parce que gis nga lanceur d'alerte mën nañ leen bañ a xàmmee ah. c'est-à-dire tey buñ la waxee par exemple buñ lay tuddal ay Pandora Papers. ay lanceur d'alerte lañu yooyu doon ay journalistes ñoo xam ne dañoo regroupé wu ci benn association au plan mondial moom ay journalistes yu bokk Sénégal wala yu bokk Nigéria wala yu bokk France ñooñu di def ay saytu ci loo xamee ni xew na peut-être fële ca Russie wala di saytu ci ay nit ñoo xam ne am na lu ñuy liggéeyal lu baaxul ca Cameroun wala fii ci réewum Sénégal ñooñu ñëpp ñu doon ay lanceurs d'alerte ay activistes malheureusement fii Sénégal gis nga depuis 2011 ci Y'en a marre daanaka mu tàmbali li nga xam ne moom mooy wàllu activisme wala lanceur d'alerte dafa am ay glissements yu ci am parce que tey certains lanceurs d'alerte wala ñuy woowee ay activistes doo ràññee ndax ce sont des politiques ou pas on parle par exemple de Guy Marius Sagna Frapp France dégage son rôle ak Frapp France dégage c'était justement ay lanceurs d'alerte la ñu woon ay activistes la ñu woon par rapport ak benn situation boo xam ne dañu jàpp ni loolu faw mu jóge ci Afrique de manière générale mooy genre beneen colonisation bi fi am lépp ñu jël ko jox ko tubaab bi entre autres mais dañuy dem benn moment boo xam ne da nga naan mais ñii est-ce que ci mbirum activisme boobu la ñu yem wala léegi dañoo glisser dugg ci wàllu politique c'est parce que tout simplement au Sénégal dañoo xamal nit ñi ni politique boo amul woon dërëm mën nga cee am xaalis am na ñoo xamee ni demeetuñu conviction ci la ñuy yëngu mais dañ ciy demee mu doon benn genre escalier wala strapontin bu ñuy jaar pour mën a àgg ci leneen mooy jëfandikoo sama taxawaay en tant que activiste pour ëllëg nguur gi woo ma pour noppiloo ma waaye noppi boo xam ne man moo ma ci gënal ndax dañ lay jox ay millions wala ñu dugal la fenn case la nga doon ñaxtu nga xamee ni daanaka
1000 francs doo ko am ci journée bi doo am ku lay supporter wala ku lay soutenir financièrement mais nga dem ba nguur gi mën laa jël wala ñenn ci ay nit ay ONG yenn saay sax di la financer ndax xaalis nga ciy gis. donc am na différence tey entre activistes lanceurs d'alerte alerteurs yooyu ñuy wax ak tey des hommes politiques certains sont plus politiques que lanceurs d'alerte parce que dañuy dem ba la ñuy kaas wala la ñuy ñaxtu dootul nekk intérêt wu askan wi mais intérêt wu benn groupe lay doon wala benn nit. jaajëf Birahim Diadji Touré rédaction mu ngi lay xaar député du peuple. naam tës. waaw ci kanam incha allah démb moom tës bi la ñëpp di commenté non démb Mansour dafa ndax aal. Mor Mantulaay non dama leen bëgg ñoom ñaar xoolal dañuy dóor ay kurpañ ak moo si des parce que man mi nekk si digg bi man dama ragal est-ce que duñ jékki-jékki benn dal su ma fi ñëwee toog manqué benn bëñ rek Mansour la wala Mantulaay papaam la daf maa yëpp loolu la Sénégal yi bëgg ci yéen ay jaajëf ci kanam tuuti ci Zik FM seen émission ñu dalal Pape Mante Mboup ci tàggat yaram. borom jant si ci yax Dugar Pape Mante Mboup maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay le grand maire. ma koy tey. alhamdulilah ñu ngi le petit maire nga ba daan oowee de léegi tey moom le grand maire la. situation moo changé. situation oblige entre 4h30 ak 5h30 situation bi moo wax changé. naa sama ñaxtu de xam nga yow 3h du matin lañ la jël si man 4h lañ ma jël si xam nga su may ñëwati maire gàddu laay andi. teg ko fi tëdd nelaw. moo tax mooy tuddee la grand mère. ay ca barrage mondial Qatar 2022 Égypte Sénégal tey jii si wala ëllëg ci àjjuma ji lay doon. on comprend grawul kon nag jàppale nag kon ngeen ak Sénégal yi ni ki démb nag la ñu jógee foofu ca Marrakech wi nga xam ne nag moo nekkoon seen camp de regroupement ngir wëtali nag ca Caire kon démb ci ngoon ci guddi si lañ fa egg waaye nag balaa ñu faa dem sax kii nag Ndaw ak Aliou Cissé yi ñoom jot nañu amal nag seen 3e ak dernier galop d'entraînement foofu ca terrain bu grand stade bu Marrakech daanaka équipe bi moom au complet woon sauf que nag kii di Pape Abou Cissé moom rek moo ci teewloon ndaxte moom ba muy ñëw nag dafa indaale ab gaañu ci journée bi ba waxtu wi nag staff médical bi ñoo ngi koy saytu bu baax a baax kon nag gaynde Sénégal yi tey jii nag dañu amal seen séance de veille de match foofu ci stade international bu Caire nit ki nag lu jëm ci seen jongante nit ki ëllëg kon ci àjjuma ji bu 19h30 foofu ca stade bu international bu Caire ngir nag lu soxal manche aller barrage coupe du monde Qatar 2022 di fàttali nag ni match retour bi kon dinañ ko amal nit ki nag mardi foofu ci stade bu Abdoulaye Wade nekk ca Diamniadio double confrontation bi nag ku ci gën rek dina la mën a permettre nga mën a nag qualifier ci coupe du monde bi nga xam ne dañ ko amal foofu ca Qatar ci at mi ñu nekk ni ki 21 novembre jàpp 18 décembre. ayca Guédiawaye FC AS Pikine derby boobee Sénégalais yëpp nee nañ est-ce que duñ ko tëggaat. waaw en tout cas waaw démb nag franchement parler moom te stade Amadou Barry daanaka mbooloo mu takku nag ñëwoon nañ ngir nag jëmmal boobu le derby doon dox ci diggante Guédiawaye FC ak AS Pikine naam sax ni ndam demul ndam dikkul waaye nag football gisoon nañ ko fa ambiance en tout cas lépp ci fair play ci leeral dañ ci ànd ak Soxna Fall ni ki ñëwoon El Hadj Diène. mu di derby bu amoon xëccoo bu metti liñ ci doon xaar yëpp am public bi ñëw mu am ambiance pression tam nemmeeku woon nañ ko ci stade Amadou Barry bari woon loolu nit GFC comme AS Pikine ku ci nekk mobilisé enjeu match bi nag amul dara lu mu wàññi ci jeu bi ndax gis nañ séquence de jeu yu baax ci ñaari wàll yépp naam amoon nag yàkkamti goo xam ne moo waral sax xëy na kenn duwalul but mu am intensité ak rythme GFC ak AS Pikine danoo dugg rek soobu ci match bi xëccoo bi yàggoon lool ku ci nekk bëgg a yóbbu ndam li bal bi di daw du jóge camp bale di dem ca beneen camp ba benn équipe rek bëggul woon ñàkk bile match loolee moo firndeel match nul vierge bi ci mi-temps bi ñu noppalu jee ba ñëwaat joueurs yi dikkaat ñoom itam ak envie bi nga xam ne moom la ñu dooroon match bi waaye AS Pikine moo ëppoon lu muy téye bal bi amoon tam ay occasion ngir mën a rek ubbi score bi mu mel ne bëggoon marqué bi nga xam ne joueurs yi amoon nañu ko moo tax Pikine mu jëwul am bi mu doon wut naam sax AS Pikine moo dominé match bi surtout ci ñaareelu période bi di am ay occasion de but waaye mënu ko dugal ñu nemmeeku la ñu gisoon Aleba mu di match nul ci diggante GFC ak AS Pikine naam enjeu yi bari woon na lool.
ci nag match bi am na benn wàll boo xam ne nag muy deuxième période bi AS Pikine moo ko nag xawoon dominé ba tax na nag kii di seen entraîneur di Massamba Cissé am ci ay nag yu mu ci regretté yooyu la occasion ma gis ne waroon nañ ko mën a dugal waaye teewul nag dina nag gën a liggéeyaat ba dynamique bi nga xam ne Pikine nekkoon na ko dem moo yor ko ci championnat bi ñu teewul ay kàddoom. rafetlu football bi en général ci ak supporters yi ñëwoon ak derby bi ni ñu ko doon xaare heureusement que ñu joué côté amul benn problème bu ci am donc ñi ngi ciy sant yàlla et que di wax tamit ne xale yi jàpp naa ne tey jii def nañ match boo xamante ni bu am solo vu que ñun nag dinañ am ay regret parce que jàpp naa ne ci deuxième période bi mënoon nañu gagner donc on a raté beaucoup d'occasions mais du ma leen ko jàppal c'est comme ça championnat la ñuy joué dañu xam ne championnat du gagné Guédiawaye tey wala nga match nul ak moom mooy tax nga gagné ko wala mooy tax nga perte ko donc le travail continue bu ñu yeggee dañuy liggéeyaat xam ne am na beneen match bu ñuy xaar suñu dëkk ak Dakar Sacré-Cœur du doon match bu yomb et puis ñu jéem a répété li ñu def ci seconde période bi bu ñu ko defee fële jàpp naa ne peut-être dinañ am ay points. ci beneen wàllu wa kii di Souleymane Diallo mi nga xam ne mooy tàggat nag Guédiawaye FC moom tamit rafetlu na tamit jongante bi ndaxte Guédiawaye FC waxtu yu ba tey mu nekk ñetteelu place bi kon Génération Foot ak Casa Sport ñetti poñ la ñu ko rawee ñu teewlu kàddu ko Souleymane Diallo ak kii di Soxna Fall ak El Hadj Diène. rafetlu football bi en général ci ak supporters yi ñëwoon ak derby bi ni ñu ko doon xaare heureusement que ñu joué côté amul. le point bu ñu soxlaa woon amuñu ko donc peut-être foofu la ñu amee tout regret mais si dans le contenu xale yi football nañu match boo xam ne si on est capable di def genre match yi war nañ mën a am yaakaar am dara mais objectif bu gënoon wóor tey bu un objectif journalier moo nekkoon ñu bañ a ñàkk si kanam adversaire parce que bu ñu ñàkkoon non seulement daf ñuy jiitu en termes de points mais daf ñuy jiitu si position. xam nga dañ jeexal première phase championnat bi avant moo koy jeexal jëloon naa temps évalué bu baax a baax sur le plan collectif mais aussi sur le plan individuel si plan individuel boobu ñuy xool nii am nañ xale yoo xam ne comme match la boo xam ne xamoon noonu koy waxee ak olof woor wàcc la boo wooree dootoo woorati moo tax ma ne on va pas faire trop de calcul on va jouer les matchs à fond sur ce exact sont capables xale yoo xam ne ils sont capables de le faire c'est pas la peine de les mettre sur le banc on les met ils vont faire la différence. ayca mu ngoog kon nag ligue professionnelle bi te mbégte lañu ci am. waaw en tout cas lu ci mënti nekk daal directeur exécutif bu ligue sénégalaise bu football professionnel di Amsatou Fall rafetlu na bu baax a baax nag déroulement match bi présence publique bi ndax gis na ne li ni mel mën na gën a nag jaayaat championnat local bi ñu teewlu ay kàddoom. football local dafa soxla ci ñuy match yu mel ni nga xam ni stade yi day plein bon nit ñi kontaan ñëpp seetaan ñëpp supporter seen équipe ñu pare ci jàmm ñibbi ci jàmm loolu gis nañ ko tey jii gisoon nañ ko ci premier match bi première journée à Pikine gisaat nañ ko tey jii ci première journée match retour vraiment ñëpp a kontaan même les équipes qui ont voulu gagner te gagné wuñu sax dañuy kontaan parce que def nañu lu ñu war def yëpp match bi am na rythme am na intensité am na jeu mais il a manqué de but loolu nag day am dafay am ay match nul yoo xam ni 0-0 yoo xam ni mais nit ñi dañuy kontaan match nul bi bu mel nii je pense que loolu bokk na ci match nul boo xam ni 0-0 la boo xam ni ñëpp kontaan nañu. nag lu soxal 15e journée bi nga xam ne dañ ko nag programmé ci week-end bi kon dinañ ci amal nag ay jongante yu am solo jàmbaar moo ci fas yéene dalal Teungueth FC Génération Foot nekk ci bopp championnat bi dina ci laale ak CNEPS Excellence bu Thiès Casa Sport mi nga xam ne moo tollee ko poñ ak Génération Foot fukki poñ ak juróom benn moo ci dalal foofu ci Aline Sitoé Diatta Mbour Petite Côte Linguère bu Saint-Louis la ak Jaraaf bu Ndakaaru US Gorée dina ci laale ak Ndiambour bu Louga mi nga xam ne waxtu bi moo nekk lanterne rouge championnat bi AS Douane ak Guédiawaye FC AS Pikine moom mooy dalal ñi di waa Dakar Sacré-Cœur foofu ca stade bu Alassane Djigo kon Mambay li moo fi doon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf Pape Manta Mboup Mohamed Thiam mi ngi dëkk sa Louga couturier la nee na lépp lu mu xam si sport yaa tax Mohamed Thiam couturier la foofu ñun tailleur la quoi sa Louga. voilà nuyul ma ko nga jàngal ko karaté kon Mohamed. démb sam benn sëñ si dama romb di ko dëggal Sidi Seras nuyul ma ko borom jënnax la gën. man wuyu ma man sa sëñ si ñoo ma jaaxal yow sëñ yi ngay créé nii comme ça. waaw man de sport bi jeex na ah. waaw nga karaté ma. waaw ba Zik FM. Zik FM 12h13h. 12h13h jërëjëf. mag kenn du ko weddi. ñu dalal Mantoulaye ci bundoo ci li yéene kaay yi xëy fësal.
yéene kaay ne Khalifa Ababacar Sall day ma ngay artu président Macky Sall nee na ko du ñu nangooti nag benn politicien fii ci réew mi di dem kaso ci loo xam ne politique dong moo ko ëmb xaaf ne Macky Sall ci turbine nay leer gaa yi nga xam ne teg nga leen gët mu di Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias moom seen kaso leer na ma ne duñ fa dem ndax xeex bi nag lu ko jar daañu ko ci def politique nga leen daal di ëmbal jàppal leen meru politique guuxal leen ko bëgg leen yóbbu kaso ci politique loolee nag laa ni man Khalifa Ababacar Sall duñu ko seetaan nee na Aïcha ne ko waa xaaf seen feem ngir ñi bañ a dem kaso lan la xaaf ne ko booy dem ca làmb ja doo wax sa cummikaay suñuy feem dañ koy nëbb ba ñu egg ca waaye la ma la mën a leeral mooy Sonko ak Barthélémy Dias duñu dem kaso lii lépp nag ay manigance politique la te tontu la nag ci wàllu politique lañ koy andee na leer l'exclusive yéene kaay ne moonte day maître Abou Dialy Kane di avocat bu Adji Sarr